asalaamaaleykum mbokku internetu Dakar Actu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi tàmmu Dakar Actu di leen souhaiter nag mes meilleurs vœux bonne et heureuse année 2017 di ñaan at mi nga xamante ne moom lañ dugg si muy 2017 bi yàlla def jàmm ci Sénégal ndax kat jàmm si la lépp xeej yàlla ñu yàlla jàmmal di ko ñaanal ñëpp également tey nag mbokku internet yi dañ leen di indil benn rétrospective ci li nga xamante ne moom la ñu jot a def ci 2016 bi ñëw nañ ci li wàllu musique waaye nag dinañ dem également ci li nga xamante ne rek mooy wàllu stylisme wàllu ñëw dinañ ànd ceeg ñoom également ci wàllu musique nag dem nañ seeti suñu maman bu am solo kooku di maman Soda Mama Fall l'une des divas de la musique sénégalaise ñu waxtaan ak moom ci thème bu am solo muy la crise du mariage au Sénégal dañ leen ko seetaani dellu si waat léegi. bu njëkk kenn ñi moo takk jabar ci àddina te sa yaay sant la ko wala sa papa tànnalu la ko wala muy koo yàggal nga bokk ak moom. léegi nag internet bi dañ ci takk jabar dañ ci takk ngoro avion yi ñu tukkee dañ ci takk jabar baal yi ngeen di def da ngeen ci takk jabar réception yi ngeen di daje da ngeen takk jabar soirée yi da ngeen ci takk jabar loolu moo tax jabar ju soirée ba takk. soirée koy tas. waaw c'est parce que boo xoolee tamit góor ñi léegi dañuy préférer gis ki ñu bëgg. takkal ko seen bopp. ma yaa force amatul fenn man miy wax ak yow à base fukki at ak ñett laa am ñu présenté ma sama nijaay mamma booba na ma yàlla baal te jégal ma ween sax aw ma ko ñu ngi may dégg télévision laa nekk ñi ma fekke woon ak ñi ma yar yëpp fekke nañu loolu. bi may am fukki at ak ñett fukk ak ñeent ñu may ma ko ma sëy ki la ëmb juróom-ñeenti weer kere ba mu juddoo sa yaay rek naan ruy ñëpp añu yàpp ak ceeb sa yaay rek naan ruy bu nit ñi tëddee di nelaw sa yaram tàng say bañ di feeñ nga ŋas ŋàccet xureet njàmbataan nit ñi nelaw muy taw mbaa mu naaj sa yaay toog yaay ci boppam dafa sonn bu la sa yaay ëmbee ba am juróomi weer bu dee nga dee te bu sa baay dee ka doo dee waaye barke ba bàyyi ko jor moo tax nuñ suñu yëpp jox ko suñu borom kër pour mu ñaanal suñu doom bu fekkee ni am nga jigéeni jëkkër te si jigéeni jëkkër am kilifa mel ni sa ndey jafa njëkkoon ba jur leen ñooñu dañuy sëyi ñaar ñu amul kilifa bu nu dajee sëy ngelaw lu amul kilifaay dugg ca seen nekk boole leen nu xeex ba mbëkkantey bëñ du mujj fenn fu dul takat du am barke. dem nañu seeti également beneen daanaan de la musique sénégalaise macha allah kooku di Adjaratou Kiné Lam Mame Bamba waxtaan ak moom également ci thème bu am solo muy wujje jot nañoo wax sax ci biir waxtaan wi moom dafay wujje nañ leen seetaani élément bi dellu si waat léegi. man bi may ñëw ci sama borom kër. fekk naa ko ma am ñaari soxna man maay ñetteelam kon thème bu am solo ngay wax muy wujje bokku wërsëg bokku teraanga bokku borom kër kenn ku nekk di wut lu baax nga am ay doom sa nawle am ay doom ngeen am ay doom yi baay seeni doom jaxasoo lépp am ku jee ci ñi ko bëgg a diisal ak ñi ko bëgg a mettil dafay metti mais soo ko bëggee oyofal rek du am benn problème fiiraa ngi ci jigéen lañ ko gën a fekk baax jigéen ñi ku la ni fiiruma am na loo xam ne danga koy fiiree mais bu fekkente ni da nga rafet jikko ñaawloo jikko vraiment di xool sa bopp ak sa diggante ak sa borom kër garder li nga xam ne mooy sa diggante ak sa borom kër bañ a garder leneen waaye boo dee wujje lu ne nga xool ko bu sa wujj soloy mbubb nga yaakaar ni sa jëkkër a ko jënd su takkee lam nga di ko xool lu mu am nga teg ci sa bët lu nekk bu ko defee ku jege dafay daal di xaw a metti jamono yëpp a changé waaye daal ñu muy digal daal mooy góor ñi nañu gore yor seen jabar yi te yàlla tax yemale leen bu ñu demee ba takk jabar nañ leen yemale te yàlla tax te nañ leen muñal aussi jigéen ñi tamit vraiment nañu respecté ñi ñu nekkal nañ leen jox cër nañ fonk seen sëy may gërëm bu baax ñi nga xam ne ñoom la ma yàlla booleel ñuy samay co-épouse
dekkuñu samay wujju de samay mag lañu. ah loolu neex na. wujjewuñu de samay mag lañu. ndeysaan. sama jëkkër mi ngi feebar waaye ñoom amuñu lu ñu am dañuy daw ñëw jox ma ko. waxaalewu ma seeni doom mook samay doom ñoo bokk ndey ak baay waaye yaral nañ ma sama doom defal nañ ma lu baax fekk na bi may wujje ak ñoom maa ngi ci sama digg activité mësuñu xam nañ ni sama jëkkër lu ci bari ñoo daan ànd di dem mësuñu def dara lu ñaaw. doxantu nañ également foofu ci Sacré-Cœur daal di seeti kooku di Omar Baye Pène le seigneur du live daal di def ak moom entretien bu am solo jot nañoo wax ci li nga xamante ne mooy wàllu feebaram waaye waxtaan nañ ci li nga xamante ne rek mooy musique bi maanaam mbalax bi kenn mënu ko exporter wax na ci lu am solo ñi seetaan yi dellu siwaat léegi. carrière c'est toute une vie mën nga commencer tey succès moom day ñëw di dem il faut pas être trop pressé et puis ne pas aussi écouter les gens qui profitent de ton aura, n'est-ce pas, pour te dire yow yaa fi mën yaay ak yaa xam ay termes yu gën a yoo xam ne wax dëgg yàlla amuñu la benn njëriñ parce que li ñuy wut si yow buñ ko amatul dañuy dem si keneen. Donc ce que veut dire que il faut faire très très attention, faire preuve d'humilité. Je crois que ça aussi c'est extrêmement important. xam looy waxee am comportement boo xam ne bi dina mën a permettre yow royukaay nga ñi mën a roy si yow gis lu baax. Donc je crois que c'est des facteurs yoo xam ne wax dëgg yàlla di nga mën a avancer et puis di nga mën a def carrière parce que man bala mën a juger d'accord du ma la juger tey damay bàyyi ba si kanam nga def 40 ans 30 ans comme ñi ko sa année yi defee alors bu boobaa bu fekkente yaa ngi ci place bi ba léegi ñu mën a wax. li may waajal mooy album bi nga xam ne bii moom mooy album international bi may def donc maa ngi koy def ak. sunu benn naataango bi musicien sénégalais sax mais Europe la nekk Hervé Sam VG Guitare ñu commencé liggéey bi ba nga xam ne bii war nañ ko mën a teel a non pas pareegul. mbokk internet yi dañuy daal di seeti également kooku di Papa Thione nekk ndaanaan bu mag macha allah ci wàllu musique kenn dootu ko naatable kooku di Papa Thione ñu daal di am ak moom benn entretien bu am solo. mu daal di jox nag exclusivité bi fii ci Dakar Actu ñu waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu dañuy ci li nga xamante ne rek mooy retraite dellu seeb waaye nag waxtaan nañ tamit ci li nga xamante ne rek mooy Bercy bi ñi seetaan élément bi dellu siwaat léegi. bi mu ñëwee fekk lépp nekk boobu cër la ko yàlla jox moo tax moom yoonam gaaw ci kàttanu yàlla ndax ay moromam. bu ñu amoon li tam xëy na tam ñoom tam seen yoon dina gaaw parce que mën a football am terrain booy footballé te kenn du la ko tere ah moom la nit ñëpp di wut d'accord alors Ramadan bi nga xam ne moom daan accompagner ñooy accompagner Wally ñu nekk ay musiciens yu déggoo yu bien parce que léegi musicien yombatul. Bercy man xaw ma ki dara parce que bi ñu koy dox maa ngi woon au Cap Manuel donc mënuma la ci wax lu bari parce que fekkewu ma ko alors comme maa ngi woon ci nattu bi bi ma fi yàlla génnee ak bi Bercy bi am presque yàggul trop mais j'ai pu constater que Wally est un garçon qui a un mental fort. Parce que quand même dékku na pression yëpp géré na ko aussi et c'est bon quant à parrain bi nga xam ne moom nga tudd léegi ne moom la ko tuddee xaw ma lu pourquoi ñëwul je ne sais pas mais je pense que moom am na ki droit am spectacle am xool parrain bu ko neex mu da ko koy tuddee. mbokk internet yi seeti nañ également ki nga xamante ne rek mooy Yoro Ndiaye def ak moom entretien foofu ca Nord Foire waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu ci li nga xamante ne rek mooy parcours am nañu seetaani élément bi dellu siwaat léegi. en fait man du man maa dem ci musique mais musique moo ñëw ci man quoi dew ma ci musique c'est-à-dire je m'explique parce que
ku xam man Mbàkke laa juddoo fa laa yaroo ku xam Mbàkke vraiment xam ne influence su musique tax ko faa demee noonu donc musique nag yàlla moo ñu si nattu rek ñu judd rek commencé di defar foorantu ay ndëndu fowukaay di tëggantu xam nga yàlla xiir ci ñu booba xamuñu woon sax ndax dinañ nekk musicien ñuy tëgg ci ay tokk si ngalam di defar ay tokk si ngalam di ko jouer xam nga boobu xam nga ay xale yu tuuti lañ quoi boobu mosuñu woon xalaat ne dinañ mos a taxaw woy wala ñu taxaw di jouer instrument donc boo xoolee ci passé boobu rek nga xam ne jagle yàlla la quoi parce que ci environnement bi nga xam ne ci la ñu juddoo ba toll nii ñu toll y avait rien vraiment lu nu prédestiné xam nga ci sumay parents duñu woy peut-être à la limite sama papa moom xanaa ci daayira xasaayid yi peut-être yooyu ci laay dégg parfois muy woy ak kuréelam yooyu quoi mais amul daal nit bu nekk ci suma environnement bu doon woy wala buy jouer instrument donc moo tax ma ne la musique moo ñëw ci man. nattu la jagle yaa xam nga par exemple bu fekkoon maanaam dama juddoo Touba kii Mbàkke du moins di jàng xasaayid du jaaxal kenn comprendre nga waaye mais ma jékki-jékki di way xam nga loolu mooy paradoxe bi moo tax ma ne la musique moo ñëw ci man par exemple bu ma jékku-jékku woon tey ji nii ñu xam ma ci may jàng ay xasaayit xam nga mais sama papa man en fait daf ma teel a jël après jàng naa alxuraan tuuti mais daf ma teel a jël dugal ma école peut-être lu fait que moom jàngul comprendre nga moom dafa bëggoon peut-être que man ma nekk intellectuel bi mu nekkul woon comprendre nga mais Dieu a décidé autrement je me suis battu quand même jusqu'à un certain niveau ñafe naa ba dem ba au lycée Cheikh Ahmadou Bamba xam nga ñafe vraiment jàng benn jàng boo xam ne pratiquement ci suma génération suma famille maa ci xawoon a gën a sori à l'époque quoi. ginnaaw bi ñu jógee ci ki nga xamante ne rek mooy Yoro Ndiaye seeti nañ kooku di suñu maman Fatou Guewel am na lu ñuy waxtaan ak moom waxtaan bu am solo ci li nga xamante ne rek moo bees ci année 2016 bi mu daal di génnee ñaari album yu bees tàq daal di koy teg sur le marché sénégalais jagleel ko askan wi mu daal di koy dippee jàmm nañ seetaani élément bi dellu si waat. album bu ma génne rek bu dee ñaari album benn ba santati lay doon. fu ma toll damay sant Serigne Bamba. ndax ku fàttewul kala fal sa folle ko du yomb. ay bu fàttee la fal. lay folle dana yow. nga def sa carrière di doxal ba yegg si fii yow par 2 ans ngay génnee sa album wala comment ça se passe. pas par 2 ans ndax defe naa ni 93 94 defe naa ci laa toog rek ana génne ay ma génne 96 génne naa 98 après ma génne 2000 après ma génne 2002 2004 noonu rek laay def ba tey jii. Fatou Guewel fu mu ne nii am na ñaata album. bari na nag. macha allah. tubarkaala macha allah am na album yoo xamante ne nii diapason la. ndax bu yeboo ma ne diapason fii Sénégal bu dul man rek maa ko def ci jigéen bu amaatee keneen day ñaar rek waaye maa ko fi njëkk a def ci jigéen diapason ma def ko 95 laa ko def maa ngi ko defee fii si ses. waaw lu bees de ngi maa la wax lii. tax nee nañ lu bees neex. waaw ba mu des. lii moo bees waaw lii bees de. waaye nag Fatou Guewel nag moom génnee 1 génnee 2. man foofu rek laa leen mu ngi noonu bëgg ngeen kontaan rek bëgg ngeen bëgg rek waaw. waaw lii moom lu koy fay nag. waaw dara fay ko xanaa xam. déglu ba xam rek nelaw rek boo yeewoo dolli. bi ñu jógee ci ñi nga xamante ne rek mooy suñu mbokku artistes yi yemuñu ci rek seeti nañ également ñi nga xamante ne ñooy suñu stylistes yi suñu tailleurs yi ndax xam ngeen ne kat ku ne Sénégal ne ñëw te jigéenu Sénégal macha allah dañoo bëgg sañse lool ba tax na rek seeti nañ kooku di grande dame macha allah def lu nekk ci wàllu ñëw. Thiané Diagne jour ji maanaam nekk styliste bu mag bu kenn dootul naatable macha allah waaye waxtaan nañ lu yaatoo yaatu ci wàllu sañse lépp lu ëmb sañse rek rawatina rek li nga xamante ne rek mooy soie muy spécialité am ñi seetaani élément bi dellu siwaat léegi. bi ma ubbee atelier di ñëw ñu bëri dañ ma doon laaj pour lan ma def jour J
waaw léegi nag jour ji li tax ma def ko man bi may soog ubbi te ba léegi sama spécialité moo doon robe de mariée te xam nga boo waxee robe de mariée jigéen bu nekk sa bés bu rëy dañu naan sa jouru mariage ma boole ci di ñëw ay yére xew maanaam yére soirée de gala yi te boo nee soie d'accord nga ko yére soirée de gala boo ci tegee soie dafay dem mooy ay tenue de cérémonie donc tenue de cérémonie moo ma indi ci soie ndax soie nekk na loo xam ne lu rafet la. loolu nga gënoon maanaam concentré. ba fi mu nekk nii sama spécialité mooy tenue de cérémonie en particulier. waaw parce que dama bëgg sañse bëgg lu rafet te jigéen Sénégal dañu élégante bëgg sañse bëgg seen bopp bu yàgg ba nag ñu ci bëri dañ daan faral di sol ay robe du soir boo solee robe du soir boo seetloo li ma lay wax di nga gis ñoo xamante ne forme yi àndul ak robe yi ñuy sol parce que xëy na boo nekkee taille fine nekk xale mën nga sol robe tubaab mais boo demee ba am yenn âge yi maanaam boo demee ba daame ba nekk daam xëy na du ñëpp mën a sol ay robe parce que suñu forme africaine yi àndut ak loolu léegi nag ma ne xaaral dinaa def ay lignes yoo xam ne day nekk ay tenues yu habillé mu nekk diggante yëre olof ak yëre tubaab donc un peu tradi moderne loo xamante ne dina mën a dem xam nga bu ñu jëlee mbubb bi def ko mazin loolu day olofee mais boo jëlee soie def ci mbubb déjà fluidité bi day changer bu ko defee nag fu la neex nga yóbbu ko. bi ñu jógee également ci ki nga xamante ne rek mooy Thiané Diagne jour J daal di nañu doxantu foofu ca Jëppal daal di seeti kooku di Aya Couture ñi gën ko xamee ci Yandé moom it ñi waxtaan ak moom waxtaan bu yaatu ci wàllu sañse spécialité am nag mooy li nga xamante ne rek mooy brodé ñi seetaani élément bi dellu siwaat léegi. tendance bi comme ni ma ko waxee woon la fois dernière rek tendance bi du changer d'autant plus que ñoo ngi ci tàngaay ba tey. tendance bi mooy couleur yu vive yu fashion jigéen ñi moom lépp lu vive fashion couleur yu rafet daf leen di neex donc lépp lu clair daal di frais surtout nga sol ko nekk à l'aise ci yére bi loolu dina neex jigéen ñi donc du coup loolu mooy tendance bi voilà loolu daal ci couleur yooyu par exemple rose blanc jaune blanc bi dégg naa moo gën a tendance fii jaune blanc bi nga def. gis nga yaa fi jaar yaa def lu baax lii lu chon lii merci. mi ngi noonu jaune blanc orange tout ce qui est flashy qui fait femme qui est rose lépp lu clair lu flashy daal mooy tendance bi. mooy tendance bi. yan modèle la ñuy gën a di utiliser actuellement pour la fête de la Tabaski ay robe taille basse wala. am na xam nga nit ñi nag dañu bëri te wute am na ñoo xam ne fête bu jot dañuy xalaat ne ëpp damay jëndi sama basin ñëw ñawlu duñu réfléchir ci yeneen yi tandis que am na ñeneen ñoo xam ne dañ la naan Yandé man vraiment bari naa basin fii dama bëgg nga génnal ma feneen waaw bu ko defee ñu changer tuuti def différence changer quoi sinon soo indee seen armoire ñoom da ngay gis ne lépp basin la des fois les gens veulent changer moo leen di pousser ñu dem ci brodé ñaw ko ñaw yu rafet tout leen ñu dem ci tulle comme ni ñu ko defee ni exposé ko ñaw yu rafet dem ci dentelle ak yeneen tissu yëpp daal jël nañ tulle bi aussi nan lañ koy ñëw ay tunique wala robe naka lañ koy ñëwee pour nga tulle mën nga ko def tunique mën nga ko def robe mën nga ko def taille basse mën na façon yére bu nekk tulle c'est très à la mode et c'est très léger tissu bu oyof la bu neex a sol la et du la sonal ci tàngaay bi voilà tulle moom lu neex a liggéeyee la sinon ñoo ngi liggéey tam chantum di ci def lu rafet ñoo ngi liggéey dentelle di ci def lu rafet dentelle tam nekk tissu yu oyof gis nga été bi moom yu oyof yi quoi c'est-à-dire tulle dentelle maanaam lu la dul encombré am nañu bëgg a basin mais légèrement def ko modèle boo xam ne vraiment du chargé yenn chargé yi di lay sonal. bi ñu jógee également tamit foofu ca Jëppal mbokk yi daal dina ñëw doxantu foofu ca fi nga xamante ne rek mooy Médina rue 6 daal di seeti waa Vision Couture ñoom it ñi présenté ñu lu am solo macha allah ci wàllu sañse ci 2016 bi ñoom nag nee nañ seen spécialité
maanaam garniture la ñoom lépp dañ koy garni lépp ñi seetaan dellu siwaat léegi. Vision Couture dafa nekk koo xamante ne moom li muy liggéey xoolul comme par exemple damay yem ci taille basse cassée damay yem ci grand boubou non non. moom lépp lay def tissu yëpp lay liggéeyee bazin tulle wax xartum fii kuy ni xartum sax dina koy ñawal tissu lu mu ñàkk fenn man gisuma fi xartum de. non instant période tabaski la moo tax instant bi xam nga. na clair léegi fii ay tissu yu cher laa fi gis ndax boo nee Vision Couture boo nee Vision Couture rek gars yi dañuy tiit ndax dañu ne Vision Couture dañoo cher mën nañ ñëw parce que yéen star yi ngeen di ñëwal machin xam nga pas c'est pas fii ñun ñuy fi pour ñëpp nekkuñu fi pour star bi kese nekkuñu fi pour kii kese sunu prix yi pour ñëpp la yére marié am boo déggee yére marié bu ñu ko waxee prêt à porter moo gën a yokk tax ñu wax ko te boo seetee ba seet yére prêt à porter boo ko xoolee ñun li ngay wax moom la ñuy def suñu ñëw. voilà yéen seen ñëw dafay xaw a prêt à porter tuuti voilà xam nga yére marié. waaw il faut nit bu solee yére il faut que yére bi mu prêt à porter pour mu mën a original. parce que il faut un peu sortir de l'ordinaire aussi parce que des fois di nga ñawal nit mu xool yére bi rek xam ne lii dañ ko ñaw des fois ñun dañuy ñawal nit gis ñaw bi ne moo lii di prêt lii di lii comprendre nga. jaawale ko mën naa wax benn côté loolu sax la macha allah don laa ko mën tuddee. parce que koo xam day tiim yére def ko loo xamante ne boo tiimee boo xoolee yére bi ne lii prêt à porter la kooku loolu ko am don rek moo ko mën macha allah. am ñoo xamante ne ñu ngi naan yéen lu tax ngeen ñëw tunique parce que dañuy ñëw tunique. dañuy ñëw ay robe tunique robe de soirée et tout yëpp dañ koy ñëw mais xam nga am na yére yoo xamante ne mënoo ko ñëw exposer ko parce que pour commencer yenn tissu yi dafay déteindre nit ñi duñ ko comprendre rek. naaj bi et tout daf koy yàq et tout wala éclat bi day dem ba dafay yàq valeur bu yére bi daal loolu moo tax mais ñun lépp la ñuy ñëw lépp. mbokku internetu Dakaractu ginnaaw bi ñu jógee foofu ca Médina doxantu nañ tamit foofu ca Sicap Foire seeti ndaanaan bu mag macha allah ci wàllu ñaw kooku di Ji Couture spécialité am nag muy haute couture nañ leen seetaani lim ñu présenté dellu si waat léegi. ma ñëw ma ne xaaral ma indi benn touche bu bees. j'ai pris un catalogue ma jël catalogue bi teg ko am tailleur macha allah bu xarañ nag bu yàlla kii quoi. et puis il est méticuleux mu ñëw ma teg catalogue bi ma koy wan ma ne ko yii laa bëgg di ñëw muy reetaan ma ne ko noonu bëgg xale yi ñuy ñëw ñu leen di ñawal ñuy sol ñuy liggéey fii suñu biir dëkk. ñu bàyyi prêt-à-porter waa ñu wàññi ko tuuti des fois et puis comment dirais-je mu nekk loo xamante ne dafay accessible. xale yi suñuy génn bëgg a sol robe soirée bu rafet. mu bañ a cher yenn cher yi boobu libanaise ñoo fi nekk di jaay te du ñëpp ñoo am bourse boobu. ay robe 100 000 et quelques. je voudrais faire pour toutes les bourses tu vois. pour suñu jeune âge boobu xam ne amuñu woon yenn kii yi pour yenn comment dirais-je yenn somme yi pour atteindre yenn kii yi ñu bëgg quoi. donc muy indi catalogue bi teg wan ko am ku njëkk a ñëw tànn. robe bu compliqué ma ne ko dama koy ñëw mu kii ñu jëlee ko mesure ba femme bi dem ma jàpp sama bopp ñëw yoo mu ne ma ne ko lii de la tànn mu ne ma lan ma ne ko lii lañ koy ñawal ba ma ko ñëwee mu réussir ma expliqué ko nu muy jaar tissu bi ban étoffe laa koy defee ak yëpp ba defar ko ba mu jaar yoon kooku mu njëkk kooku moom ji haute couture damay haute couture ngay def foofu la jógee c'est damay haute couture ngay def. parce que lii nekk ci catalogue bi lii c'est la perfection. Donc su ma déggee li nga expliqué haute couture am na tuuti différence ak yeneen ñaw yi am na différence. am na différence pour man de haute couture bi mise à part ñaw bi nu muy sophistiqué mais sétail bi finition bi. te finition dafa am solo ci ñaw. finition dafa am solo ci ñaw li ko sama jëkkër di waxee ne dafa bëgg a yére soo ko solee mu rafet soo ko simmee sànni ko ci lal bi mu dëpp sax rafet. dëgg na yow. kay. lii lañ leen indiloon ci atum 2016 bi di ñaan yàlla nag dugg ci jàmm ci atum 2017 bi di leen wax ne nag xaar leen ma ci 2017 bi dinañ leen indil ay innovation de taille fii ci Dakaractu ak Rima rek xanaa neex.